li nga xamante ni mooy suñuy gën a jafe-jafe xale yi nga xamante ni dañoo nekk fii ci gox bi yor ay métier boroomi bac ñi ngi fi boroomi BFEM ñi ngi fi ay mécanicien ñi ngi fi ay chauffeur ñi ngi fi ay soudeur ñi ngi fi mais nag amul benn doom boo xamante ne dënk ci gox bi ci village yi nga xam ne ñoo sës ci ICS koo xamee ni men am nga menn xëy ci ICS jëluñu fi kenn garab yi année boo xamante ni nii benn année bi rek genn mango amélioré da nga ci récolté loo xamante ni 125000 la léegi 125000 yooyu bu nga xamante ni dikk nañu ñu waxtaan ak autorités yi nga xamante ni ñooy Eaux et Forêts nga xamante ne ñoo yore garab bi ñu wax dañ ne benn hectare bu ne minimum war naa def ñaar téeméeri garab ak ñaar fukk ak juróom ñaar téeméeri garab yooyu ak ñaar fukk ak juróom bi ñu ko multiplier garab bu ne 125000 boo ko xoolee mi ngi la jox 28 millions 28 millions yi bi nga xamante ne dañoo def berem dem ci kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekk du su préfet jox ko benn jox préfet départemental benn jox ICS benn dem agriculture jox leen benn dem Eaux et Forêts jox leen benn jox urbanisme benn yor benn léegi nag ñoom bi nga xamante xool nañ dañuy wax amu leen fi suuf waaw léegi nag bi nga xamante ni berem boobu jox nañ leen ko bi nga xamante ni mujj noonu def réunion bureau sous-préfet départemental kere bi nga xamante ne dem nañu ICS li nga xamante ne moom la ñu wax dafa wax ni hectare suuf hectare nawet bi nga xamante ne mooy mbayum nawet mi nu na cee fay 1,50 million hectare suuf nu na cee fay 11,250 bi nga xamante ne wax na ñun de suuf si d'accord nañ ci waaye nag kii mbayum nawet mi d'accord nañ ci mais suuf si li ngeen ci wax dafa tuuti ndax léegi comme léegi ñun mbooloo daa toppan ci sunu ginnaaw ñu joxe sunu berem boobu tontu wu leen nu ci ñun mënu cee d'accord te demuñu sunu mbooloo léegi su préfet ni comme léegi d'accord dañ leen di woowaat man kenn laa mujj a gis su préfet léegi nag bërki démb bi nga xamante ni woo na chef du village yi ñu woo chef du village su Toobeen bu Kicaan Mbengeen Kër Magay Màkka su préfet bi mu nu woo léegi recevoir ni wax ni ICS weer wii ñëw la 30 dina ci natt léegi nag ñëwul natt mu ni borom tool yi bu ñëwee dee natt bun tool yi bu ñëwul deen wàññi la ñuy def bu ñëwee deen jël àll bu ñëwul leen ko jël ñun leen nag àll bi mu leen koo jël te jubóowu leen ak borom tool yi ndax maanaam suuf doon na loo xamante ni da ngay dem ci askan wi di manipuler di ko jël suuf kenn ku ne dégg na li nga xamante ni moom lañ ci wax suuf dañ ko delloo borom suuf fu fi waaye di jël suuf na wax ak borom suuf ba jubóog moom tey sunu suuf si moom lañ am ndax garab yi nga xamante ni moom lañ ci def amuñu géej mais garab yi ci def titre foncier la tool boo xamante dañ koo def ay garab ba mu fees année bi ngay ci jaay 2 millions 3 millions ah léegi buñ ko bëggee jël ci yow dañ lay rey te maanaam dëkk bi nee naa leen Toobeen amuñu suuf ndax boo xoolee diggante Kamb gi ak Toobeen mi ngi nekk 525 mètres te boo xoolee wet nga xamante ni fi la suuf mbaar yam ak Toobeen côté boobu am na côté boo xamante ci wetu gànjool gi motu sax loolu boo demee Cissé diggante Toobeen ak Cissé motu 1 kilomètre diggante Toobeen ak Njéy suufu Toobeen ak Njéy motu 1 kilomètre ndër yi noonu kon Toobeen amul suuf tey ni naa leen famille boo xamante ni ñoo suuf sa famille boo dem suuf sa ña ko bokk maanaam bu doon juróom kenn ku ne amu ci lu mat hectare léegi nag hectare boobu léegi bu fekkee ni nii juróom fukki garab a ci ne ñu ne garab yooyu dañ koy wàññi te yow hectare bi moom nga yaakaar ak sa njaboot ñu wàññi ko yow foo jëm foo jëm léegi nag ñun danoo lànk sunu suuf si ku ko jël na waxtaan ak ñun ba jubóog ñun ci kaw wi condition li ngi gën a waral ndaje mi nag mi ngi porté ci 2 points bi ci jiitu mooy dañoo gis ni dañoo dëkk ak entreprise bu ñuy wax ICS mu nekk fii suñu wet war a exploiter terre yi nga xamante ni moom lañ doon bayee mooy suñu seule source de revenu te exploitation boobu noonu ICS mi ngi ko commencé xuppuñu di wax ni fii ak mois de janvier bii di ñëw dina jël suuf yi te boobu ba léegi amul concertation waxtaanuñ ci ak population yi ba juboo joxuñu notification buy wane ni ñoom soxla nañ suuf yi mais dañoo ñëw pour war ko jël imposer ñu te ñun xamuñu ci yan modalités yi lañ war a jël suuf soos léegi nag ci loolu ñuy interpeller autorités yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu ñëw dimbali ñu parce que justement duñu mës a nangu mukk suñ suuf yi nga xamante ni mooy suñ seule source de revenu ñu koy jël te négociation amul
concertation amul waxuñ ñu ci yan modalité moom la ñu jël suuf yooyu tant que loolu nag amul suñu bakkan la ñu teg ci suuf yi nga xamante ni moom la ñu am. donc beneen bi ci topp muy kii nga xam ni moo fi nekk muy Ibrahima Ndaw ñu koy wax sous-préfet de la commune de Meouane ñëw na fi en collaboration avec les ICS ñëw pour di ñu jéem a xupp di wax ni dafiy ñëw mois de janvier par la force day ñëw jël suuf yi ñuy xamal Sénégal gi yëpp que mois de janvier bu fekkee yabal nañ fi ay takk der wala saat ay gémé ñu ñëw fii pour imposer ñu bu boobaa ñun moom lu mu laaj den ko def parce que duñ ko mus a nangu ndax suñu suuf yi kët moom la ñu am amuñu beneen source de revenu ICS dëkk yi li muy bari du case de santé du district du yoon du courant amul lenn loo xam ne nii mën nañ ko fee joxoñ ni ICS moo ko fi def donc sous ce rapport mën nañoo wax ni responsabilité sociétale bi nga xam ne nii moom la war a respecté taxaw ci defu ci dara ba pare bëgg a jël ci suñ suuf yi ci force kooku moom duñ ko mus a nangu balaa muy mën a jël suñ suuf ñi ngi koy ñaan mu woo ñi nga xamante ni ñooy responsable yi ñu woote négociation woote waxtaan ndax waxtaan lu mu mënul faj yaakaar naa xët-xët mënu ko faj kon sous-préfet ñi ngi koy xamal ni ko loolu muy def di complot ak waa ICS ñëw di xupp baykat yi parce que jàpp nañ ni seen jàng demewul noonu na jàpp ni suñu bakkan lañ ci teg te mois de janvier bu ñëwee dinañu fi fekk kii nga xam ni mooy Babacar Sow yor environnement bi gisuñu ko mi ngi dem di comploter ak waa ICS pour di wane ni justement ICS ma ngi fiy def ndax mi ngi bàyyi ba ñu ngi ci mois de décembre muy yónnee ay fourniture di wax ni da ciy dimbali élèves yi loolu noonu na xam ni du passé loolu rek mënu cee yam di wax ni sàmmante na ak li ñuy wax responsabilité sociétale de l'entreprise loolu matul sax asaka ci li nga xamante ni ICS war na ko fi def kon ñu ngi interpeller autorité compétente yépp di leen wax ni sous-préfet jox nañu rendez-vous janvier ñi ngi koy xaar pied ferme fii nga xam ne nii mooy suuf yi nga xamante nii moom lañ am pour suñu seule source de revenu bu ñëwee fii la ñuy fekk. ICS dafa ñëw fii boo xoolee pour seen intérêt boobu li ñuy def lépp ñoom ñoo ciy gagné mais ñun amul luñ siy gagné dan lay bëgg a rey poussière ñëpp soj fii koo fi xool ma nga soj kiiru musuwaar ma nga yor am mentoloto wala leneen xam nga loolu lu metti la waaw kon nag ñun ñëpp nag li may pour ñu gagné suñu combat mooy ñu mobiliser wu kenn bañ a nangu ku la koromp ñëpp nekk benn ñu bokkandoo dóorandoo mooy tax ñu am leen bëgg. di leen wax ni rek combat bii nii mbooloo moo koy gagné te négociation buñ ci nekkee ñu moytu am ñu jaar fee nangu loolu da leen di tax seen doole gën a wàññeeku. donc may ñaax encore une fois ñëpp di ñaax sama bopp négociation buñ ci nekkee ñëpp dañu àndoon benn bopp loolu mooy tax ñu am ay gain de cause ñu bàyyi xel ne ICS aussi dañ ko jaayoon bu yàgg ICS dañ ko jaayoon 40 milliards fi mu toll nii valeur am topp na ay 300 milliards ñu xam ne aussi moomuñu ICS wante ICS dafa am lu ñu tuddee la responsabilité sociétale ICS dafa am loo xam daf ko yellool ak gox bi muy échange wax naa ko keroog Abdoulaye Lo formation recrutement des jeunes loolu dafa war a ICS mais man dafa may metti toobeen ni fi intellectuel yee bare boo jëlee am nay juriste am na lépp ñàkku leen dara mais woon ñàkkul dara ñu xal fii ni mu toll amul courant amul ndox amul ay recrutement loolu vraiment dafa jot ngeen gën a booloo ñu xeex bi man day meewan ak samay moroom comme meewan jot na taxaw nañ te Cheikh Fall am na lu mu wax léegi taxawal nañ lu tudd force pour le développement de Meouane ak waa aar lu ñu bokk ñoom tamit ma leen di saluer de passage di wax ni combat bu ngeen fi mënee yàgg nañ ci sax combat bu ngeen mënee ñoo ngi ci ginnaaw te incha allah den ci jàpp. ñun dañoo yor ak njaboot muy ay tuut tànk fu préfet ñëw fii di kaas te ñun ëllëg sunu njaboot la naam kon sunu njaboot googu bu leen xañee leen am ñoom lan la ñuy dundee wala lan la ñuy jariñoo waxuma la sët waaye doom ji nga jur dong balaa jariñu sëy sët doog a ñëw kon foo jëm yow. muy wax ab école ñun ku ñuy waxal ab école danga ñuy tabaxal case de santé ñu mën ciy faju di ci faj sunuy doom chaque jour sa doom day siburu ngay xëy di fajadu di jël kalandoo di dem pir ak ñëw loolu lépp ICS ñàkk noo toppatoo moo tax ndax ICS bu toppatoo woon askan wi dinañu fi defal loo xamante ni chaque jour bu nu amee suñu problème foofu la ñuy dem fu préfet war a ñëw aar nu ndax ñooy askan wi mu yor nu ñëw di nu sànni ay xeer nit doomu aadama ni man sama xol dama koy génne teg fee di wax ak yow xeer na dem saytu ji ay xeer ñun ay nit lañu duna ay xeer foofu la jëkk a wayadee ndax ku nekk nit boo dikkee janloog aw nit war nga leen a respecté dafa préfet fekk na fi ay mag fekk fi ay ndaw fekk fi maam fekk fi baay joxul kenn cër
kon nag liñ fi jëlee su ëllëgee bu del si wootee lu ko raw la fi jëlee ndax ku respecté wu sa bopp kenn du la respecté. sous-préfet Mewane di Ibrahima Ndaw barki dem yéen waa Tobène yëpp teew ngeen fii dégg ngeen li mu wax moom moo wax ci kanamu ñëpp en tant que autorité man bu nee ENA la génne sax damay jaaxal bu nee jàng na administration damay jaaxal bu nee xam na diplomatie damay jaaxal ndax nee na fii moom buy wax en tant que sous-préfet day génne xolam bi remplacer ko xeer je pense que am na ko ko tontu nit bu demee bay génne xolam di fa dugal aw xeer kooku nag wax dëgg yàlla xam ma nuñ ko mën a comprendre kooku non waratul a jiite nit quoi pareetul waratul a jiite kenn pareetul muy loolu moo tax ñun li bëgg mooy kii yaa pour son départ na jóge fii ñu indi du nit parce que kii ñuy jox du nit na ñu indi nit na dem. mbir mii fi am musu fee am damay ñëw forcé jël suuf si natt nu ma neexee population du wax borom suuf du wax loolu moom mi ngi fi doog a am lu musu la am nag bu amee gàññee bërki démb de lim fi jëlee neexu ko neexunu nu nag terewunu ko natt neexunu kenn du natt de terewunu tool yee tam waaye kuy natt waxtaanal ak borom tool yi ba jubóog ñoom nii mu bëgg a def forcing nag lancé nañu défi un défi mooy weer wii nuy dugg ginnaaw suba la ni bu soobee yàlla des na natt ngeen taxaw ca tool ya ak ngeen bañ caa taxaw la yemale tool ba borom taxaw fa ak mu bañ faa taxaw la yemale chef de village ñëw ak mu bañ a ñëw la yemale bu soobee yàlla des na natt loolu nag moom la ñu war a déglu nun xam fa ñuy taxaw li am solo mooy natt bi bu ma kenn waxu tëli ab tëli balaa nga ci jaar da ngay dund boo dee noo jaare ci tëli balaa ngay dem di jàngi fee da ngay dund ku dundul nu muy jàngee mani natt bii nañ ci wax mbir mi nag li ko gën a kaleel mooy intermédiaire yi ICS bu bëggee natt indien bi na ñëw jàkkaarloog population bi man de li may bañ mooy ñu indi intermédiaire ñuy wax ak population bi gis nga ki yor xaalisam di fay na ñëw jàkkaarloog population bi ICS jënduluwul amul usine xamul ko moom usine bi borom usine bi na ñëw wax ak population bi bu ñu bëggee juboo table de négociation bi na indien bi ñëw toog ñu wax ko li ñu bëgg mu wax li mu man ñu waxtaan ba juboo man ne li ma mën a waat mooy mbir mi dañ ko nëbb indien yi nëbb nañ ko borom usine bi na borom usine bi génn wax ak population bi. dafa mel ni Sénégal dafa nekk ab jànq bu rafet ñu may ko ku yoom jànq bu rafet nag boo ko mayee ku yoom mënu ko dara bëgg ay doom day wuti ji maanaam ñu ko jëfandikoo moo tax ñi ñu jox Sénégal ñu téye ko dafa mel ni ñoom mënu dañoo tële ba pare jël suñu réew mi fu mel ni Tobène comme ni ko xale yi waxee rek nasaraan si jógee fa la ñëw yooyu seen alal suñu dajee Ndakaaru Njaay ci capital bi ñu jëflante ñoom dañu jëflante ñoom ñun waa gox bi ñun moom zéro. nekk génn buum ba pare bu ñu nekkee génn buum ma wax leen amul ICS amul sous-préfet amul sax le président de la république boo xam ne dana ñëw fii di fi def loo nga xamante ne ñun d'accorduñ ci kon côté boobu maa ngi ciy sonniwaat képp pour ñu nekk benn bopp lu ñuy def nañ ci waxtaan suñu biir ba tënk ko ci kàddu bu ko defee bu ñu ñëwee wax kenn mooy waxal mbooloo mi yépp bu ko defee incha allah li ñu bëgg yépp danañ ko am. kan moo ma mën a wax fii ci commune Mewane ban hôpital la fi ICS def ban tali la fi ICS tabax lan la fi def defu fi dara mu war a ñëw nag jël suuf si bëgg ñoo yóbbu ñu ne leen suuf si yéen moomoo leen ko kan moom suuf si dañ ne état moo ko moom dëgg la wax la waaye nag suuf soo xam ni sa maam moo fa nekkoon nga occupé ko ba nga ñëw yow sa sët ba nga di ko occupé état bu ñëwee di ko jël dañ lay dédommager. nan nga mën a làq sa alali baay fee dikk ci alali baay jàmbur ni dama koy jël fal force foo fan la am jël alali nit ki fal force amul fenn nañu teg ndàmpaay nañu teg mbir mi ci aw yoon dàmp nit ñi ndàmpaay lu wér ñu mën ca àgg seen bopp